téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte daal Maître El Hadji Ayeboune Malick Diop nekk secrétaire général du SYTJUST di syndicat des travailleurs de la justice ñu fas yéene waxtaane taxawaay bi nga xamante ni justice am na ko ci élection locale yu amoon si ñaar fukki fan ak ñett sur janvier at bi ñu nekk ci atum 2022 El Hadji Ayeboune Malick Diop maa lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. El Hadji Malick maa ngi lay gërëm di la sant kontaan lool ci bi ma invité parce que yàgg na nag bi ma gëjee ñëw sa plateau ak sa émission. oui lu tax raar nga de kenn déggatul El Hadji Ayeboune Malick Diop kenn xamatul ci loo nekk ak ñu la gisee woon sa engagement bi nga amoon naam sax engagement baa ngi fii ak détermination bi ci wàllum yoon mais da nga jékki-jékki rek kenn déggatul El Hadji Ayeboune Malick Diop. waaw xam nga. mbiru syndicat moo demee nu ni mel. ndaxte day am ay période de tension. ak ay phase de détente. oui wax fa dëgg yàlla am na benn période boo xam ne defoon amoon nañu phase de tension bu metti oui ba mu nekk 73 jours de grève. léegi comme li olof di wax rek gannaaw ay jàmm. ci jàmm la ñu nekk te yàlla na jàmm ji yàgg ndaxte tension dans un service public de la justice. oui wala service public bu mu mënti doon. usagers yi lay gën a lor. te day delloo gannaaw akum réew. ñu daal ñi ngi ñaan yàlla dialogue bi di entre gouvernement bi ak sunu syndicat gën a prolonger ba xam ne ñi nga xam ne dañuy ñëw di sàqu service public de la justice bañ a loru. alors est-ce que loolu dafay tekki El Hadji Ayeboune Malick Diop seen tekki tekkaaral bi que seen doléance yëpp seen revendication yëpp kilifa yi am ngeen ci satisfaction. waaw am na yu am. est-ce que loolu lay tekki. am na yu ñu am satisfaction. ak yoo xam ne yaakaar nañu. di ngeen am satisfaction dinañ ci am satisfaction parce que Olof Ndiaye dafa ne ku la jox ndékki bu la diggee añ nga war ko gëm. kon jox nañ leen ndékki. waaw fu mu nekk ndékki bi lan la. gëm nañu yan satisfaction yan revendication le gouvernement bi satisfait. waaw lii ministère de la justice. gën a am solo. ci revendication yi muy affaire payoor gi. gouvernement bi def na ci ay jéego. ba gis nañu ne am na ay yokkute yu am ci payoor yi. donc léegi mu def non travailleur de la justice yëpp la ko dalee ci ADG yi. ba gardien de tribunal de juridiction yi. oui planton yi ñëpp. wax fa dëgg yàlla gouvernement bi mi ngi sàmmonteeg ay engagement am ci payoor yi léegi nag mu des mbiru statut yi te am nañu yaakaar ne bu ñu changé wul doxalin loolu dina mat. ci ay bés yu ñëw. kon loolu moo tax depuis quelque temps kenn déggatu leen rawatina yow mii di secrétaire général bu SYTJUST di syndicat des travailleurs de la justice El Hadji Ayeboune Malick Diop. waaw loolu moo ko waral xam nga man damay wax rek ay kilifa bu ñu sekkee mbir. war nañu mën a doxal mbir moomee te pët du am géej gi du déborder. waaye léeg-léeg day li ñuy wax seytaan dafa bëri doole day ñëw soppi xel yi ba xam ne ñàkk kóolute day am léegi nag kóolute am na suñu diggante entre ministère de la justice ak syndicat bi ma dirigé muy SYTJUST ndax léegi muru ak soow la non mburu ak soow loolu moom affaire politicien la mais dama bëgg wax ni seen neexoo bi loolu lay tekki léegi non xam nga mburu ak soow la wala mburu ak soow dafa am ñu ko moom ñoo xam ne ñoom ñoo déclaré nañ mburu ak soow ñun ci li nekk mooy ay gor yu waxtaan lay ay kilifa yoo xam ne ku ci nekk yaa ngi sàmm sa kàddu gouvernement bi représenté par le ministre de la justice mi ngi sàmm kàddoom ñu nit ñi ngi ciy gis suñu bopp moo tax ñu jël gànnaay yeeg xeex geeg coow gi te ko ngir nag waruñu ndaxte dañoo nag Sénégal yi nga xam ne duñ daan ñëw justice ñu leen di lor di leen lëjal gënuñu leen ndey gënuñu leen bàyyi donc ñu nit duñ leen war a jox cër loolu moo waral li ñu gouvernement bi joxagum ñu jàpp ci loolu mu doy ñu très bien alors li leen gouvernement bi joxagum ngeen jàpp si mu doy leen El Hadji Ayeboune Malick Diop mais quand même fonctionnement wu justice rawatina ñi nga xamante ni moom moo di li nga xamante ni moom moo di ñi fay ñëw di wut si ay këyit ak ñoom seen ak yooyu mais mbir mi est-ce que amu si ay rëq-rëq yi nga xamante ni muy wàllum procédure yi wàllum yéexaay yéen ñi nga xamante ni yéen nekk SYTJUST jiite syndicat bi ngeen mën ko dénk autorités yi ñu mën ko satisfaire nu mu gën a gaawee.
waaw man damay war di wax lu jag ci àdduna amul. ndax justiciable yi quand même dañuy faral di jooytu lu bëri ci fànn boobu la. àdduna moom lu jag amul. loo gis rek dañuy dëkk di ko jagal. justice moom gouvernement da ko war di jagal chaque jour li ñu war a njëkk a def. mooy gën a yokk cawarte travailleurs yi. ba nga xam ne muy magistrat yi di greffier yi di ADG yi di personnel bi ba nga xam ne dañuy gën a sawar def seen liggéey ak xel mu dal maanaam ci mbiru payoor yi. ci mbiru plan de carrière yi ba waaw gouvernement bi daal war na def ba nga xam ne. cawarte gi day yokk bu loolu weesoo. Sénégal personnel bi bëriwul ndaxte dëkk boo xam ne duñ ne la y a moins de 500 magistrats. moins de 400 greffiers ci ñoo dëkk boo xam ne personnel judiciaire boo ko calculer matul 1500. ci dëkk boo xam ne am na presque 16 millions de personnes. loolu y a un problème donc gouvernement bi aussi bu yokkee liy cawar bu yokkee cawarte personnel bi dafa war a yokk personnel bi. loolu tamit gëm naa ne bu ñu ko defee justice dina gën a jag. en tout cas li may wax rek lu jag moom amul du ñuy gën a di jagal chaque jour. mais daal mën nañu wax ni jamono ji RAS rien à signaler SYTJUST moom mu ngi doxal gis na ni daal affaire yi mu ngi doxal moo tax yéen da ngeen di doxal yéen tamit amul grève amul dara. waaw xam nga pour le moment mooy li may wax rek. am na loo xam ne moom nit da ngay muñ tamit. très bien boo ne tey la lépp di sotti gars yi sax du ñuy faral di wax ne boo jàngee. le pari n'est pas fait en un seul jour. boo jàngee alxuraan sax nañ la yàlla mi ngi defar àdduna ci juróom-benn fan. donc yàlla xam nga ni bu ko neexoon day def benn clic rek àdduna bi sotti. donc kon gis nañu loo gis rek dafa am processus. ñi ngi nekk ci processus boo xam ne gouvernement mi ngi déroulé ñu nit ñi ngi leen di muñal ndox ñu leen di muñal parce que du ñoo prouver seen bonne foi. tant que ñi ngi ñuy prouver seen bonne foi. ak li ngeen waxoon yëpp avant. waaw li ñuy waxoon yëpp. que mi ngi fii bu leen neexee ngeen génne vaar yi. li ñu waxoon moom mi ngi fii. bu ñu bàyyee lañ nekkee woon ñun ñu mel ni ñu mel tey loolu dong la. kon ñoom dañ changé doxalin. waaw fekk si leen si seen ay bëgg-bëgg. non seulement dañoo changé doxalin mais ñi ngi sàmm seen kàddu. xam nga ñun dañoo nekk société boo xam ne. kàddu dafa am solo. nit ki lu mu la jox boo ci mënee fay bor rek jàmm day am. fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal maître El Hadji Ayeboune Malick Diop nekk secrétaire général du SYTJUST di syndicat des travailleurs de la justice. alors élection locale yi jàll na naam sax ñu ngi si ba tey ci wàllum contestation yeeg wàllum recours yi ñu gis ni ku wax élection wax justice ñu yëgu ci wàllum yoon am ngeen si part bu am solo alors taxawaayu yoon si wàllum élection locale yi nga xamante ni moom nañu génn nga koy gisee. waaw man damay wax gàcce ngaalama justice. ngàcce gaalama ëttu attekaay yi. di féliciter personnelu justice bi yëpp la ko commencé ci magistrat yi. greffier yi ak personnel yi nga xam ne ils étaient impliqués ci kii bi. ci commission de recensement yeeg et cetera ak yooyu. ñëpp gis nañu ne justice def na yoonam dalal na xelu Sénégalais yi ma ci wax ne rek wane na preuve yoo xam ne ne ñun justice bi ñu am Sénégal duñ koo war a wóolu. duñ ko war a wóolu ndaxte loolu mooy jàmmi askan bi loolu nag lan la war a jur. mooy acteurs yi nga xam ne dañoo impliqué ci élection yi. surtout les acteurs politiques. ñu xoolaat seen doxalin ak justice. c'est vrai léeg-léeg gis nañ leen des fois dañuy yëkkati ay kàddu yu xaw a doy waar boo xam ne te justice dafa nekk loo xam ne moom du fayu. léeg-léeg ñu attaqué ay magistrats attaqué yoo xam ne sax day exposer seen vie. exposer vie wu travailleur de la justice yi nekk foofu parce que gis nañu fan yi léegi lu kay xewal. 1 2 3 rek ñu dem songu këru attekaay yi. te loolu mën na jur musiba. kon boog ñuy wax ne sénégalais yi justice bi wan na leen ci élection bii passé que mën nañ ko wóolu kon boog ñi nga xam ne ñooy acteurs politiques yi bu ñuy wax ci seen wàllu politique. war nañu moytu ŋàññ gu metti gi ñuy ŋàññ justice. ba xam ne ñi njaayeen sama mbokk njaayeen yi bu seen xol tàngee
mën nañ dem songu justice. mais quand même El Hadj Ayibou Malick Diop acteur politique yooyu ngay wax surtout ñu nekk ci opposition bi yooyu ŋàññi ñuy ŋàññi li nga xamante ni moom moo di justice est-ce que du traitement bi nga xamante ni justice moom lay def si yenn dossiers yi surtout nag rawatina dossiers yi nga xamante ni dafa soxal politiciens yi ñu nekk ci opposition bi. waaw man xam nga li may wax rek. mooy man justice def naa ci incha allah bu ma yàlla may gudd fan ak wér suba laa ciy def 21 ans. ñaar fukki at ak benn. waaw macha allah. waaw li ma gëm mooy li ma la wax sànq àdduna lu jag amul waaye mën nañu jàpp ne justice Sénégal bokk na ci justice yi gën ci monde bi man dama gëm ne Sénégal dëkku démocratie la man léeg-léeg ma toog ñuy wax Sénégal amul démocratie man gëmuma ko. parce que ça fait 20 ans maa ngi protester maa ngi grève maa ngi bloquer justice léeg-léeg ma dugg. ngeen baal ma ci waxin dugg ci caayu ministre ba xam ne dugg naa ci lu bëri mais kenn mësumaa woo kenn mësumaa yóbbu police kenn mësumaa tout dépend rek ci na ngay defee sa contestation tey bu ma bëggoon tey ñu arrêté ma fii léegi may toog fii wax la may wax balaa may génn kër fii lañ may fekk jël si ma. loolu koy dafa leer. waaw donc ñu dañoo nekk si benn société boo xam ne. du ñoo am ay réalités socio-culturelles ba nga xam ne la ñu may tubaab yi mën ko wax ñun fii am na nu ñu koy waxee. ndaxte tubaab yi ñoom ak ñun bokk ñu gisee démocratie. tubaab yi toll nañu foo xam ne góor ak góor ñuy sëy garaawul foofu léeg-léeg nga gis nu mu tëddee kuy sëy rabu àll garaawul foofu mais fii ci Sénégal ñun nation de démocratie ak liberté duñ koy acclimater ak sunu valeur socio-culturelle yi ba nga xam ne mën nga exercer say liberté say droit te kenn du la gêner. man dama gëm ne Sénégal dëkku démocratie la dëkku liberté la donc man je crois que tey sunu justice bokk na ci justice yi nga xam ne yi gën a baax ci monde bi la bokk. magistrat yi nga xam ne dañuy àtte lu ci bëri nee naa la ay nit ñu dama gëm ne ay nit ñu jub lañu. greffier yi ànd ak ñoom ay nit ñu jub lañu personnel bi leen àndal ay nit ñu jub lañu. léegi nag foo gis groupe bu nit société boo gis dina am ay bandi dina am ay sàmba sulaa baale loolu du ñàkk. mais nag du càggan ne. sunu justice bi dafa pourri. mais ñoom lu ñuy naqarlu moom mooy immixtion bi nga xamante ni exécutif bi moom lay def ci fonctionnement wu justice. waa xam nga man damay wax ne le fait exécutif. oui di commander le ministère public. loolu cela ne veut pas dire que il y a une immixtion. ah mais loolu est-ce que mën nañ ko dàq nag aye est-ce que mën nañ dàq loolu. waaw ma bàyyi la nga àggali ma expliquer. oui. ma ne le fait que exécutif bi di commander ministère public maanaam li ñuy wax procureur. oui loolu tekkiwul ne dafa am immixtion de l'exécutif sur la justice parce que justice boo xoolee. dafa am ñaari fonction benn fonction bi mooy juge fonction la ministère public fonction la ministère public dafa fonction bu dépendre la ci exécutif fonction la. ay magistrats ñoo koy incarner wala ñu dul ay magistrats mais juge moom kooku dafa indépendant. du juge bi du nu mu tuddati lu ko ministère public wax da koy def te am nañu expérience am nañu ay exemples yu bëri loo xam ne ministère public day ñëw ne juge bi jàppal juge bi bañ. donc ñun dañoo nekk ci système boo xam ne ministère public bi dafa dépendre ci exécutif ñu koy woowee procureur de la république boo demee ci yeneen système bu mel ne comme système belge. ministère public bi duñ ko woowee sax procureur de la république procureur du roi lañ koy woowee. procureur du roi. donc loolu cela ne veut pas dire que il y a nu mu tuddati une immixtion de l'exécutif dans la justice. mais loolu est-ce que maintenant nag may ma foofu mais loolu. maintenant mën nañ ko dàq ci réew mi léegi wooy man personnellement am na lu ma loo xam ne d'accord naa ci par exemple bu ñu nee tey ministère public dafa am doole maanaam ministère public tey ci kaw xuloo mën na la placer sous mandat de dépôt. maanaam da nga bëgg wax ni le procureur a trop de pouvoir. dafa am doole ci liberté nit ñi. oui maanaam tey bu ñu nee procureur war nañu rocc mandat de dépôt. d'accord naa. moo tax juge des libertés am fi solo. léegi. oui ñu wut juge boo xam ne. bu la procureur bëggee arrêté nañ koy yóbbu mu plaider nga plaider. juge bi àtte. muy juge des libertés loolu d'accord naa ko. parce que li ma lay wax rek gis nga système bu jag amul. système bu jag amul. Sénégal la fonction de juge li tax ñuy wax judiciaire muy juge fonction bu indépendante la. kon justice bi la justice est indépendante au Sénégal. man loolu laa gëm man bu ma gëmul ne woon
justice dafa corrompu damay démissionner dem defi leneen jaay glace sama koy gënal mais c'est pas un système la justice n'est pas corrompue au Sénégal la justice a des imperfections qu'il faudrait corriger il faut que nit ñi toog nag di réfléchir. mais justice aussi dafay subir ay pression naka noonu ak ay influence loolu aussi mënoo ko dàq. mais kooku pression ak boor bu mu mënti jugee. amul dëkk muy ci wàllum ñi nga xamante ne ñoo nekk ci pouvoir bi ak tamit pression boo xamante ni ci kër diine lay jugee. waaw dama ne ak pression jëm ci wàllu koom. gis nga amul dëkk boo xam ne système judiciaire du subir pression nit ñi koy subir mais du système bee koy subir. nit ñi ñoo koy subir. nit ñi ñoo koy subir mais pas le système. gis nga sur le plan organique boo xoolee ni ñu organiser justice ne kii mooy juge kii mooy procureur juge bi nii lay demee kii mooy greffier kii mooy personnel le système est indépendant léegi nag nit ñi koy incarner kooku c'est un aspect personnel. Mais cela ne veut pas dire que le système est imparfait. Le système a des imperfections qu'il faut ñu mën nañu xool noonu lañ koy améliorer. Très bien. Comme ci ma wax sànq. am na solo waaw mais ñu toog. oui waxtaan ko ci ay borom xam-xam parce que gis nga indépendance de la justice dafa nekk mbir moo xam ne man bu may toog di ko déglu dama ciy gis ay professeurs yu am xam ay professeurs yu mag sa laa la wax. oui ak ay juristes yu mag mais damay gis ay amalgame. si seen ay kàddu. amalgame yu bëri. gis nga doy waar rek koo ci ñoo laaj ko lan mooy pouvoir judiciaire du la ko wax bu leer. pouvoir judiciaire nga ñëw laaj leen lan mooy pouvoir judiciaire ñu bëri fii duñ la ko wax. nga ñëw laaj leen lan mooy institution judiciaire duñ ko xam nga laaj leen lan mooy juge duñ ko xam lan mooy nu mu tudd magistrat duñ ko xam waaw xam nga pouvoir judiciaire duñ ko waxee rek duñu ñu bëri boo leen laajee lan mooy pouvoir judiciaire duñ pouvoir judiciaire mooy tribunal déedéet. pouvoir judiciaire mooy sañ-sañu Sénégal peuple Sénégal. oui xam nga duñ ne la boo demee ci constitution bi duñ ne la le peuple est souverain. wax jooju dafa am lu muy tekki le peuple est souverain. mooy peuple bi moom pouvoir yépp pouvoir yooyu nag da koy am ñu mu koy dénk ñooñu koy dénk ay mandataires lañu mandataires yooyu ay institutions lañu donc tey bu ñu lay wax lan mooy pouvoir judiciaire da ngay jàpp ne mooy la volonté du peuple de juger au nom du peuple et pour le peuple. très bien am na loolu mooy institution loolu c'est une volonté du peuple. oui moo tax ñu le pouvoir le peuple est souverain. pouvoir foo ko dégg. mooy mandat je te donne pouvoir d'agir. pouvoir bi boo ko bokkul ak magistrature. oui bokkul ak système judiciaire. kon amalgame yooyu yëpp nag mooy indi yenn confusion yi nga xam ne tey sénégalais yi du ñuy dem ñàkk confiance seen justice te nag élection yi passé comme ni ñu koy waxee waree na ne ko mais am nañu des raisons. très bien am confiance. très bien foofu laa jëmoon El Hadj Aïbour Malick Diop nga nekk secrétaire général bu SYTJUST nga di élection locale yi ñu génn yu 23 janvier wane na ni Sénégalais yi mën nañu wóoru justice bi alors élection yi résultats yi génn nga ni Sénégalais yi mën nañu wóoru justice bi alors kon yi nga xamante ni événement yi xew ak yi nar a xew nga justice moom lañ koy soxla saa su nekk est-ce que justice tamit du continuer li nga xamante ni moom la wane ci élection yi ba su ko defee askan bi confiance bi mu am ci moom bi nga wax mu gën a di wëy. gis nga man li ma gëm. oui mooy justice nii la mës a taxawee. nii la mës a taxawee nii la mës a taxawee ak coow yu nu muy bëri ci yenn dossiers yëpp nii la mën a. mais nag des fois aussi ñu gis ay dossiers yoo xamante ne traitement bi yii day gaaw yii day yéex. dama lay jox loolu mënuñ ko dàq dama lay jox exemple. gis nga justice le juge n'est pas un justicier. dama lay jox benn anecdote bu ndaw. oui. dafa am benn magistrat bu mag a mag bu ma nettali ku mag retraité na sax mu ne ma ba muy nekk jeune juge fii Dakar dafa mës a dugg bus gis benn sàcc doon taf ñu jàpp ko nee na mu fekke ko une semaine plus tard ñu indi dossier bi mu ñëw taxaw te moom moo fekkee affaire bi fekkee na sàcc bi ba ñu indee sàcc bi partie civile bi newu fa kañu sàcc newu fa moom jël na kalpeem dem na yoon sàcc bi ne moom duñ koo jàpp police dóor ko torturer ko ba mu nangu ne moom la mais lii mësul sàcc mësul duñ ko jiiñ lennuy dossier bi wanewul ne effectivement waajee ko sàcc mais xam nga juge bi mënul ne maa ko fekke parce que dafa am lu ko tënk ay règles. dafa am lu ko tënk. dossier la xam ne pas événement fekkewul événement moom événement fekkee na ko mais moom si dossier yi lay sukkandiku. mu ne ma mu libéré ko
bàyyi ko bénéfice du doute nee na sàcc bi dem ba ci yàgg mu ne ko bàyyi naa la mais yow yaa ko sàcc nee na sàcc bi dem yoon. waaw nee na benn avocat bu mag fekk ko ci bureau bi ne ko mais monsieur le juge tey ne ko sàcc bu amoon fit da lay poursuivre pour diffamation donc loolu day wane ne ni gars yi di jàppee justice ni muy doxee justice du doxee noonu juge du justicier dafa am ay règles muy topp. waaw mais ay du man rek. génnewu la ci. mais loolu. waaw dama lay wax de c'est gis nga juge dafa am ay règles. c'est pas un justicier moom dafa am lu ko tënk. ak xoolal même bu xamee ne yow li ngay wax dëgg la te indiwoo règles yi. indiwoo ay preuves indiwoo ay kii. oui gis nga li nga intime. ay pièces yi nga xamante ni ay pièces yu leer intime conviction. dañuy wax ci juge bi il faut mu am ay fu mu koy teg fu amul fu mu koy lonk tax ko conviction am. mais ay loolu mënoo ko dàq maanaam fii dañuy gis ni yenn dossiers yi day gaaw yi day yéex constat bi fi nekk la. ci réew mi xam nga dossier boo xam ne. même sax fekkee ni justice ñoom dañuy toog ni waaw le temps de la justice n'est pas le temps de la presse n'est pas le temps des autres mais quand même am na dossiers yu nga xamante ni muy jëm ci wàllum soxal politiciens yi ñi nga xamante ne dañ nekk ci opposition bi comme gis nañ fi dossier wu Khalifa Sall mais mbir bi dafay gaaw. gis nañ fi dossier passeport diplomatique. loolu. mbir bi dafa jël temps kenn weddi ko xam nga. oui. ça dépend rek dafa am loo xam ne. yenn dossiers yoo xam ne day bar ak yoo xam ne du bar lii baral dossier par exemple xam nga li nga xam ne am na ay affaires signalées c'est vrai parquet moom mooy enrôlé parquet xam nga juge bi du dem jàpp kenn indi leen ma dossier bi moom day toog rek. ñu indi ko juge dossier moom bi day mel ne usine rek da nga koy jox produit mu transformé mais du moom mooy def xam nga usine bi du dem wuti kii bi nu mu tuddati. intrant yi pour transformer. da nga koy indil mu transformé tant que indi woo ko du ko def parquet moom mooy indi parquet bu ko mbir mi soxalee bu ko indee jox ko mais juge day àtte juge bi du laaj mu ko parquet indil ma dossier donc loolu problème de système kooku c'est lié à l'organisation judiciaire. beneen bi mën nga am benn dossier mën am kii am avocat am moyen am xaalis que la ñàkk moyen amul avocat bi moom mooy topp dossier bi ko fexe ba mbir mi mu bar. waaw mu affaire bi bar donc li mën a baral dossier ak li ñàkk baral dossier dafa bëri mais juge bi li may wax moom njàmbur la du wëri di dossier kenn du ñuy ñëw ne ko am atteel mu xool atte très bien moom nag loolu kenn mënu ko ci ngàññi. alors élection locale yi ñu ngi ci période de contestation recours yeeg yooyu jàpp nga ni recours yi suñ ko vidé acteurs politiques yi war nañ mën a sukkandiku ci résultats yi nga xamante ni walla verdict yi nga xamante ni moom la yoon génne. waaw xam nga acteurs politiques yi ils sont obligés parce que tamit moomuñu Sénégalais yi. waaw Sénégalais yi ñoo moom seen justice. te Sénégalais ils sont convaincus actuellement gis nañu ne. seen justice bi mën na doxal. te mi ngi doxal mais nag est-ce que tamit mën nañ taxaw nag ci élection locale yi rek ñu ni woy Sénégal yi léegi nee nañu suñ justice bi macha allah. man Sénégalais laa ci biir Sénégal laa maa ngi ci biir Sénégalais yi maa ngi dégg ce que dit la presse opinion publique maa ngi dégg ak gars yi dañoo am satisfait ci seen justice. dans ci li mu def ci élection yi passé oui. donc man mënuma gëm ne démb waa ji baax na suba day bon. donc moi je dis que tey ñëpp dañoo war def preuve de responsabilité accorder une confiance à la justice sénégalaise pour que jàmm mën a am man loolu laa gëm loolu mooy sama gis-gis ci mbir mi li may jàng daal ci élection yi passé oui mooy que justice wane na parce que da ngay gis am na ay recours yoo xam ne am na ay affaires yi comme ni préfet yi defoon rejeté yenn yi oui. mais magistrat duñ ko juge dañoo dégager. oui gis nañ yoo xamante ne dem na ba Cour suprême mais bon mais oui. donc xam nga loolu bu ñu nekkoon ñoo xam ne duñu leen tënk parce que tamit xam nga juge yi ay sénégalais lañu. fii lañu dëkk am fi ndey am fi bàyyi bëgg fi woy tamit politiciens yi nga xam ne tey ñoo fi nekk ëllëg duñu fiy jógee ñeneen ñëw donc yow tey àttekat bi. du jël ngorom jaay ko. donc loolu la sénégalais yi war a xam ne ñii fii lañu dëkk jugewuñu duñu ay mercenaires jugewuñu beneen dëkk fii lañu dëkk.
te duñ fee bëgg a way tamit. alors gis nañ union des magistrats sénégalais UMS génne communiqué di rafetlu taxawaayu magistrats yi ñaka ñooñu mooy acte yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci élection yi ñu ni lépp lu jëm ci wàllum transparence lépp lu jëm ci wàllum neutralité am na si élection yi amul lenn lu ñu si laam-laame yow nga nekk secrétaire général bu SYTJUST da ngay confirmer di conforter li nga xamante ni moom la waa UMS wax. mais waa UMS li ñuy wax moom la Sénégalais yëpp gis. moom la Sénégalais yëpp gis mais magistrats yi la justice dans sa globalité. gàcce gaalaama la ñu waroon def nañ ko dalal nañu xelu Sénégalais yi wane nañu ñoom bi ñu tëddee njaaxaanaay fa la ñu ma sàmm fa la ñu ma demba. te loolu ñi war a gañ nañu. oui jeex na. te loolu mën nañ ko xaar ni si élection législative. moom la ñuy 31 juillet 2022 ak élection présidentielle xaar ci xolal te moom la ñuy taxawee. 2000 bii moom la ñuy taxawee. oui 2024 aussi moom la ñuy taxawee. man damay wax ne man gis nga depuis code électoral 1996 ba tey. foofu damay faral di wax ne foofu Sénégal yi ñoo war a amal njukkal nu mu tudd Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf. ndax Abdou Diouf moo nangu toutes les propositions que l'opposition à l'époque bi nga xam ne Abdoulaye Wade da ko dirigé woon. code bii am tey code consensuel bu 96 bi ma amee ba tey man gëm naa ni. fraude moom mënut a bañ ñàkk moom fraude mën na am fu nekk mais fraude à grande échelle. mënul nekk man gëm moom. fraude moom mën na am fu nekk fraude moom kenn mënu koo dindi. mais fraude bu ni fàngaaram mënatul nekk xam nga à grande échelle fraude bu yaatoo yaatu waaw fraude massive. boo xam ne day wengal affaire yi mënut a nekk. daal sénégalais yi nañ jàpp ni justice du seetaan ñuy jalgati ay élection muy législative yi nga xamante ni moom nañ xaaral ni ak élection présidentielle. loolu xam nga El Hadj Malick. oui loolu mooy li war a am xam nga lu tax parce que gis nga jàmm war nañ ko wut war nañ ko jënd ak njëg bi nu mu mënti toll. suñu maam ju baax jooju maam sëñ Touba radiyallahu taala anhu dégg naa ne ci ay wax ne na jàmm xamul lu ko gën fii ak fa ñu jëm. te boo xoolee li xew ci dëkku Afrique yii fan yi ba ci Guinée Bissau Mali Côte ak yeneen dëkk war na nekk ay raisons yoo xam ne. oui ñun war nañu inciter ñëpp surtout la classe politique. à la sérénité. très bien et surtout à avoir confiance à la justice. parce que un certain discours tenu à l'encontre de la justice parce que tey kontaan mën na indi loo xam ne ëllëg jàmm ji ñu am tey mu waral tey maa ngi toog fii di waxtaan dootuñu ko am. ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal maître El Hadj Boun Malick Diop nekk secrétaire général du SYTJUST du syndicat des travailleurs de la justice. alors ay lu ñu des ay simili bëriwul gis nañ jamono yi si ginnaaw ñi nga xamante ni moo di chamboulement bu am ci biir magistrature bi gis nañ procureur de la république sëñ Bassirou Gueye nekkatu foo léegi dañ ko détaché présidence de la république Ousmane Diagne léegi ñëwaat na ci mbir mi ñu gis ay chamboulement yi nga xamante ni am na ak doyen des juges bu bees bi nga xamante ni moo remplacé feu Samba Sall. alors boobu yéen waa SYTJUST kenn déggu leen. waaw xam nga ñun lu tax. loolu amuñu luñ ci yëy amuñu luñ ci yëy. lu tax. yéen ngeen jiite syndicat. loolu magistrature bi am chamboulement yu am solo quand même mais yéen kenn déggu leen. waaw xam nga wala léegi seen affaire moo baax. moo tax ngeen di toog fu ngeen di toog. lu xew loolu ñun amuñu luñ ciy yëy amuñu luñ ciy yàbb mën nañ ko commentaire nag comme sénégalais yëpp. oui mais en tant que organisation. oui dañoo jàpp ne rek c'est un corps de l'État bi nga xam ne gestion am ak administration am président de la république moo ko moom. président de la république moom mooy fal à tous les emplois civils et militaires. moom la yoon jox li ñuy wax pouvoir de gestion et d'administration. pouvoir de gestion et d'administration yi boo demee ci yenn fonctionnaire ci yenn corps fonctionnaires yi. bi ñu koy jox li ñuy wax ay commission paritaire ak commission de discipline ñooñu ñooy xool avancement yeeg affectation yeeg ak nu mu tuddati sanction yi. bu dee magistrat yi la au lieu ñu koy jox ay commission paritaire ak ay commission de discipline duñ leen wutal beneen commission boo xam ne dafa spécial ndax mission bi ñuy def dafa doy waar. ñu tuddee ko conseil supérieur de la magistrature. njiit jiite ko fële. njiitu réew mi day batale
jox ko ay fonctionnaires yu mag ñu jiite ko mais bi njiitu réew mi moo koy fekke ndax lan magistrat c'est vrai que agent de l'État la mais mission bi muy def moo doy waar. moo tax au lieu que l'État soit au lieu que État bi. ay fonctionnaires yu mag di ko représenter. oui kii président bi. moo koy représenter loolu. mais pourtant gis nañ ay acteurs yi nga xamante ni nekk ci wàllum yoon ñu ni président de la République dafa war a jógee ci boppu conseil supérieur de la magistrature CSM. yow loolu àndoo si. man loolu gëmuma ko xam nga lu tax. kon présence su njiitu réew mi am na solo. xaaral ma wax la. oui. nañu bàyyi magistrat yi nañu jël fonctionnaire yi du magistrat boo demee ci commission paritaire greffier da ngay fekk ay greffier toog ak ay fonctionnaire fonctionnaires yooyu ñooy représenter état greffier yi représenter seen corps ñu ne ñoom aaye ndax dañu war nañu avancer ndax ñoom Souleymane Jules Gueye war nañu avancer ndax ñoom Astiane war nañu avancer ñu waxtaan ko suñu biir suñu paree dagg ko léegi bu ñu génnee président de la république ci bu magistrat yi. ñoom ñoo fay des. non ay déedéet du ñoom rek a fay des. waaw l'État sera représenté. bien sûr mais il sera représenté par des fonctionnaires par des personnalités de moindre envergure que le président de la république. moo tax am ñu proposé ñi dañu war a yaatu conseil supérieur. de la magistrature ay universitaires société civile ñu dugg ci. personnellement. loolu day wàññi solennité. nu mu tuddati conseil supérieur de la magistrature parce que xam nga li ma ci gis mooy. la nga ci gis. ñoom tey bu ñu dindi woon président de la république. dindi ministère de la justice dugal fa ñeneen bu ñu décidé ba pare. ala kulli aali non déedéet pas coow bi. ala kulli aali décret yi décision yi président moo koy signé. parce que magistrat mënul fal boppam man du élection lay def c'est un agent de l'État recruté comme tout le monde. oui donc poste bu muy occupé rek. président de la république moo koy signé muy général ak ñoom ñëpp fii député rek wala poste électif rek le président dul fal par décret. donc léegi man li ma gëm mooy tey président de la république nekk ci mooy tax gën a am gëdd mais yow imaginez ñu ne rentrée des cours des tribunaux par exemple. oui ñu ne dañuy jël benn inspecteur général d'État mu ñëw présider ko mais day wàññi caf nga te ñun dëkk boo gis day am tradition rek. am aada. te mbir mi sax soo xoolee appellation bi mu ngi tudd rentrée solennelle des cours et tribunaux. waaw ab audience la. oui mais le fait que xam nga président de la république. kenn mënu koo yemale kenn. président de la république xam nga man damay wax ne sax ma def benn genre digression bu ndaw xam nga boo nee dëkk boo di gis. boo dee magistrat gis téeméeri magistrat ministre nga gis ministre yu bëri mais président de la république maanaam dafa baati ne kenn lay doon ku muy ñëwal rek xamal day xoromal say mbir. pour man président la bu ñu ko kon daal présence am na solo. bu ñu ko seppi doxalal bu ñu ko seppi woon ci conseil supérieur de la magistrature oui. moom ak yeneen commission paritaire yu greffier yeeg yu administratif yeeg yu douanier yeeg. te nag bu boobaa gëdd justice day wàññeeku. alors sànq nee nga comme nuñ ko xamee que ne président de la république moom mooy fal ku ko neex moom mooy nommé ku ko neex alors mais chamboulement bi am ci magistrature. lan nga ko gisee changement yi fi am. xam nga. am na ci lecture quand même. man awma ci benn lecture boo xam ne maanaam wala pas am naa ci lecture mais du lecture sénégalais de la. lecture syndicaliste laa ci am xam naa ni c'est un acte de gestion et d'administration d'un personnel nag spécial muy les magistrats. oui mais nit bu toogee ci jëmmi benn place jëmmi jamono. il faut mu pousse keneen ñëw toog ndax parce que boobu moomu ko. am na ñeneen ñu war a def carrière. ñu war a avancer waaw mais par exemple tey boo jëlee poste procureur Dakar bi fi nekkoon muy sëñ Bassirou Gueye. au passage ma koy nuyu sama xarit la sama mag la ñoo nekkoon woon Tambacounda ma nekkoon chef de secrétariat de parquet. mais juróom-ñetti at ci benn poste dafa gudd. dafa bëri. lu tooy ni procureur de la République. dafa gudd. am na nag poste am na nag ay magistrats yu am sens yu fa defoon ay 10 ans 7 ans mais juróom-benn dafa bëri. donc moom sax wax na ko si jour nga xamante ni moom la fay jugee. mais man mi koy fréquenter. man maay l'une des rares personnes yu koy fréquenter depuis Tambacounda. oui ñuy bokk rek di teeg lu nekk. xam naa ne ba muy génn bureau dernière ba muy defal kii man foog naa ci ñu mu mujj gis ba muy génn bureau procureur xam naa il était heureux de quitter ce bureau. parce que dafa metti dafa metti. mais procureur Dakar dafa metti
chaque suba teel ñu lay ay mbamb di tudd sa tur lu nekk ñu jiiñ la biir na rek la déggul. loolu dafa metti donc moi je trouve que li ñuy jàppee chamboulement. oui c'est normal waroon nañ ko teel a def sax. war nañ ko teel a def oui waroon mais nañ moom justement comme xam nga ko côtoyé nga ko di Serigne Bassirou Gueye moom nekk bi mu fa nekkoon juróom-ñetti at yi loolu na nga gisee est-ce que jàpp nga ni des fois lu ñu koy doon reproché naan Serigne Bassirou Gueye le procureur de la République a trop de pouvoir te pouvoir yooyu la des fois def lu ko neex. waaw bu dee nit ki la ñuy wax man dama ko pratiquer nekk ak moom Tamba mu nekk foofu sama mag mu nekk chef de secrétariat. mais xam naa ne ku jullite la bokk ci benn tarixa nag. saf ci sàpp di def li tarixa bi di laaj yëpp ku gëm yàlla ku mën a dimbali ay nit la donc léeg-léeg sax bu may toog dégg ci journal yi wala ci télé bi ñuy wax sëñ Bassirou Gueye damay wax ndax mii sama sëñ Bassirou Gueye la parce que du ñuy dem ba di ko dépeindre ba nga xam ne da ngay foog ne beneen nit la daal mais nit ko comme ñi ñëpp la il y avait une mission à faire def na ko wàcc na ko fàtte nañ ko. oui ki fi toog léegi la gars yi di commencé tudd. mais il est différent li gars yi di wax ci moom yu amul. waaw man lay xameewuma ko loolu te man daal xam naa daal ku gëm yàlla la ku fonk diineem la ku mën a dimbali doomu aadama la. Sëñ Bassirou Gueye. waaw très bien alors daanaka li ñu dese si ay simili ñu may xamal ni juróomi simili moo ñu dese alors El Hadj Aye Boun Malick Diop jamono ji yaa ngi créé cour de répression de l'enrichissement illicite fa nga nekk. waaw fa laa nekk. comme lan greffier. comme greffier comme lan nga fay liggéey exactement. greffier. chaque jour soo xëyee lan ngay def. liggéeyu greffier. liggéey greffier comme tey jii lan nga def. yan dossier si yan dossier nga nekk. liggéey mais CREI yi kenn déggatu ko. mais CREI yi kenn déggatu ko. CREI yi mais ñëwaat na fi mais bon ak dossier yi nga xamante ni. moom le président Macky Sall waxoon ak procureur Aliou Ndao ñaar fukki dossier ak juróom. mais mbir mi demul fenn. xam nga CREI yi est-ce que existence am na solo. bon man damay wax ne rek xam nga am na solo. am na solo. waaw parce que. mais lan ngeen di liggéey jamono ji. liggéeyu greffier liggéeyu. mais Sénégalais yi dañ bëgg a xam CREI yi jamono ji si yan dossier la nekk. si yan dossier ngeen nekk lan ngeen di def. xam nga. man mënumaa taxaw di wax mi ngi ci dossier diw mi ngi ci diw parce que kuñ fa tudd turam rek ab tuuma moo la fa yóbbu. kon man mënuma la wax ñu ngi ci dossier diw mi ngi ci bu ma ne woon tey. ñu ngi ci dossier Aye Diop c'est-à-dire que dinaa tuumaal. mais ñu ngi ci dossier yi ñu ngi leen di càmbar ñu ngi leen di xool léeg-léeg nit ñëw. wax li mu fay wax ñu déglu mu dem yoonam. avec moins de bruit. avec moins de bruit waaw xam nga mbir moom. ça dépend ña fa nekk rek bu dee ku man maa fa nekk yëngatu ñeme presse duñ may dégg chaque jour bu dee ña fa nekk nag duñoo noppi ñemewuñu presse kenn dootu lañ dégg man loolu laa gisee mbir mi mais am na ay magistrats yu fa nekk. di liggéey waaw ka fa nekk fu mu nekk nii ku ci ko turam. waaw mais le problème moom mooy CREI yi. waaw li ko taxoon a jug ak jamono ji lu ñu nemmeeku moo tax man la est-ce que jamono ji CREI yi juridiction boobule warul nekk suñ ginnaaw comme li ko taxoon a jug mbir mi dafa tàggateem. loolu xam nga fi kaaw Karim Wade kaaw Tahibou Ndiaye mais bon le reste ak 25 yi nga xamante ni noonu leen doon tudd si mbirum enrichissement illicite mbir mi France. waaw xam nga loolu kooku boo ko bëggee laaj da nga koy dem laaj ministre de la justice wala nga laaj ko président de la république ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo téye politique judiciaire de ce pays. ñoom tant qu'ils estimeront que juridiction bi dafa war a exister. kenn mënu koo dindi. waaw donc moi mais CREI yi neex na. comme kon jóge nga Fatick léegi. non Fatick yi nu mu bëree woon naan da nga war a dem Fatick. waaw Fatick jóge naa fa. jóge naa fa bu ñu jógee ci grève ba pare bon vous avez suivi les événements bon léegi maa ngi Dakar. léegi yaa ngi Dakar. maa ngi. ci capitale bi maa ngi ci capitale bi waaw. te CREI yi ça va. laaj ma rek bàyyi ma. ma ne CREI yi ça va léegi macha allah. macha allah mais alors nan ngay tontu ñi nga xamante ni dañu wax ni ñi nekk sur juste greffier yi doon coow yëpp dañ leen casé moo tax déggatuñ leen lan ngay tontu ñuy wax. kan la ñu casé man ngi dem CREI kan la ñu casé ak kan. non maanaam dama la wax ni la non dama la bëgg wax ni la ñi nga xamante ne da nekkoon sur juste am na ñu jàpp ni
de ku si nekk dafa am fuñ la yóbbu moo tax déggatu. non loolu lan nga leen di tontu. loolu du ñoo juum xam nga mbir mi lan la man dama nekkoon secrétaire général du SYTJUST. oui. tey nekk greffier ci greffier yi gën a ancien. man tey greffe laa waroon dama waroon nekk chef de greffe. oui. mais man maa bàyyi loolu. parce que xam naa ne mënoo nekk chef de service te syndicat parce que chef de service on n'est pas chef de service par procuration. loolu ma toog Fatick ndaxte foofu liggéey bi bëriwul comme ça ma mën a def samay activité mais ba ñu demee ñu d'accordoon ceeg ministère de la mais ba ñu demee ba jëmmi jamono ñu sentir le besoin de me ramener à Dakar mais xam nañu ne man du ma bëgguma nekk chef de service ndax li mu laajte comme obligation de présence dafa bëri. moo tax ñu xool fa nga xam ne man boo fa nekkee sama dayoo xaj na parce que fu mu nekk nii man mënuñu ma yóbbu ci tribunaux yu ndaw yi may liggéey ak ay greffier yoo xam ne ba may nekk greffier ñoom peut-être ñu ngi lycée xam nga loo gis nag dafa am dayoo. am na solo loolu dong moo tax. ñu jël ma yóbbu ma foofu. très bien alors SYTJUST da ngeen di waajal congrès. waaw congrès bi moom waaw congrès bi moom waaw léegi mu ñëw ndax damay def 3e mandat wala déet. waaw loolu laa bëgg a xam relance bi kay loolu la yow dafa mel na nga anticiper si relance bi. 3e mandat. oui. waaw man am naa chance mën naa def 3e mandat. ah lu tax. ah 3e mandat. waaw non 3e mandat dañ koy tere. non dama ne fan lañ koy tere. mais dañ koy tere. fan da ngay fan lañ koy tere. dañ koy tere si fan yëpp. pas au SYTJUST quand même. ah bon mais kon pare nga pour def 3e mandat. waaw xam nga man moom. ak tool fi amoon yëpp ba mu am scission ba mu am ñoom ATAP ñu créer union nationale des travailleurs de la justice yow da nga bëgg taxaw temm ngir am 3e mandat. non xam nga ATAP sama xarit la. ATAP mi ngi SYTJUST ba tey ñoom ñëpp ñu ngi si parce que ba tey amaguñu récépissé. donc xam nga syndicat yombul ndegam am récépissé rek moo jafe. oui. saqaatuma def ay kii nu mu tuddati. porte ay revendications. les congrès bi kañ. moo tax ñoom je dis que ba tey ñi ngi ci biir SYTJUST ba tey. oui congrès bi moom ñi ngi waxtaan suñu biir. ñi ngi waxtaan suñu biir parce que. normalement juin la war a jeex. juin mandat bi. mais ñu nag suñu mandat bu ñu neex tawi ko. ah bon. ah oui ah loolu pour lan. non xam nga on est dans une organisation privée. te boo demee ci code des obligations civiles et commerciales bi nga xam ne moo régir les organisations privées dafay wax ne les ñi nga xam ne ñoo koy diriger ils gèrent en bon père de famille. donc en bon père de famille. pour bàyyi non déglu da nga may déglu en bon père de famille. oui bu ma neexee sax organiser ko suba. bu dee looloo gën boo neexee organiser ko en 2020. kon 3e mandat kenn terewu ko SYTJUST. kenn terewu ko de te waa SYTJUST wax fa dëgg yàlla jox nañ ma cër. jox nañ ma daal jamal nañ ma daal ndaxte gis nañu ne contestation bi amatul parce que xam nga dëgg rek mooy mujj. ñëpp xam nañu ne bureau bi may jiite ñi ngi def ay résultats man ba may njëkk a falu damaa wax ba ñu fal ba jox leen ma. man at 2014. mais ba may waaw 2014. oui. mais ba may dem 2019 salle bu fees 300 personnes bañ ne poste de secrétaire général mais kenn yëkkatiwul loxoom. maanaam dama passé en roue libre. du ñoo njëkk a def acclamation man leen déet bu ñu acclamation nañ leen def élection. ñu def élection ba ma yëkkatee candidat man rek a nekk candidat bokk. oui. gëm naa ne tey contestation bi fi amoon dëgg la kay mujj ñëpp xam nañu ne SYTJUST ñi ngi koy doxal. daal fas yéene nga toogaat ñetti at incha allah. loolu daal maa ngi ci man xam nga moom moo sama bopp léegi dama am njaboot gu yaatu. oui. macha allah ñoom daal maa ngi waxtaan ñoom. très bien buñ ne ma bankal say loxo ma xam ne nag doyal nañu si man. waaw Malick daal oui waaw. Malick bu baax di la sant. mais Malick c'est toujours un plaisir de te retrouver. oui merci waaw xam maa ngi yàlla ñu mayaat ñu occasion ñu gisee gën a yaatal waxtaan bi. oui di la gërëm baax di la sant mu nekkoon maître El Hadj Ayeboun Malick Diop secrétaire général du SYTJUST du syndicat des travailleurs de la justice mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant Ndiaga Seck moo nekkoon ci réalisation bi ci son bi Aziz Thiandoum ci caméra yi Souleymane Diallo jaa ngeen jëf.